ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amin. na barke Yeesu Krista suñu borom ak cofeeluk Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunya Vision maa ngi leen di nuyu yéen ñépp góor ak jigéen. Yàlla moo ñu boole ak yéen jaarale ko ci émission bi. Yàlla na barkeel suñu digaale. lu jiitu tey ñu ngi ci ñaareelu dibéeru Lawang. waaw dale ko dimanche bi weesu tàmbali nañu atum jàngu mu bees, une nouvelle année liturgique, ci jamono ji ñu tuddee Lawang, ci tubaab avant, adventus ci làkku latin, dikk ci wolof. ndaxte dañu gëm ne borom bi Yeesu ngi dikk. ci l'évangile tey bi Saint Baptiste dinañu woo ñu waaj teral bi ñu bëgg a teral borom bi di dikk, naan xàllal leen yoonu borom bi, maasale leen yoonam. ñaareelu wàll wi di njàngale mi. ni keroog dinañu teralaat l'abbé Alphonse Seck ngir mu tënkal ñu ak firi ñaareelu xaaj bi ci bataaxal bi ñu Pape François yónnee tuddee ko Amoris Laetitia, la joie de l'amour, mbégteem cofeel. turu xaaj boobu moo di ci tubaab la réalité et les défis de la famille, maanaam dundin ak dëkk yi njaboot gi di jànkonteel ci jamono ji. nañu ko déglu. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 85. ànd ak fentkatu psaume bi dañuy teg suñu yaakaar ci Yàlla. moo ñuy musal si di ñu baal suñuy tooñ yépp. moom jàmm ak njubte, cofeel ak dëgg la bëggal ñi gëm ci moom. wàll bu mujj bi di démb ak tey. mbokk yi dinañu wéyal suñu njàngale mi jëm ci mission bi, di sukkandiku ci xibaar bi ñu Pape François yónnee tuddee ko la mission au cœur de la foi chrétienne. mission bi ci yaxub ngëmu chrétienne. dinañu jéem a tontu ci ñetteelu laaj bi ñu Pape François laaj, maanaam yan jikko yi mënula ñàkk ñoo war a ànd ak mission bi. quelles sont les attitudes vitales de la mission? nañu ci bàyyi xel. lewansilu Yeesu Krista ba Mark mu sell mi bind. ndorteelu xibaar bu neex bu Yeesu Krista doomu Yàlla ji. lii lañu bind ci téereb yonent ba Esayi. maa ngi yónni sama ndaw mu jiitu la ngir xàllal la sa yoon. ca manding ma baata ngi xaacu naan xàll leen yoonu borom bi, maasaale leen yoonam. noonu la Sang Baptiste feeñee ca manding ma
di yégle batisay tuub ngir mbaalum baakaar yi. diiwaanu yude yépp ak waa Yerusalem yépp di ko fekki mu di leen baptiser ca dexug Yordaan ñuy nangu seeni baakaar. sag nag takkoo geñog der ci ndiggam di dundee njéeréer ak lem gu ñu toggul. ci biir loolu muy yéene naan nit a ngi ñëw ci suma gannaaw kooku mooma ëpp kàttan yeyewuma sëgg di tekki ay dàllaam. man ndox laa leen batisee moom nag dina leen batisee ci xel mu sell mi. baatum borom bi. mbokk yi ñuy seetaan ni ngeen koy gisee ñu ngeeti nii maak l'abbé Alphonse Seck. Abbé Alphonse maa ngi la nuyu di la sant di la gërëm ngir sa ndimbal ci suñu émission. ñu ngi ci buntu ñaareelu néeg bi, c'est-à-dire deuxième chapitre de la lettre du pape François. te pape François jox na ko tur wi la réalité et les défis de la famille. mën naa ko sotti ci wolof naan dundin ak dëkk yi njaboot gi di jànkonteel ci jamono ji. ci buntu néeg bi maanaam ci article 33 pape bi wax na xalaat bi mu ne jàmmu njaboot gi am na solo lool ngir ëllëgu àddina si ak gu jànku bi. c'est très profond. loolu tax pape bi bëgg a seet li xew ci biir njaboot yi ak nu ñu fay dundee dëgg-dëgg. li wekk yi jóge woon ca réew yu bare ci àddina si sépp xamal nañu pape bi ak seeni moroom li wekk nu njaboot yi di dunde ci seen réew. daanaka fi nga tàmbalee lay tàmbalee parce que baat bi Pape François wax dafa di baat bu xóot a xóot maanaam njaboot yi dafa di loo xam ne àdduna si ak jàngu bi dañ ko soxla pour seen tey ak seen ëllëg ndax kenn xalaatul doxinu àdduna si su fekkee amatul njaboot yoo xam ne nañ ma baal expression bi dañoo jaar ci yoon wi. te am na lu soxal pape bi bëggulu xalaat maanaam wàllu njaboot nii waaye dafa bëgg a jël li nga xam ne mooy xew ci njaboot yi foofu la teg tànkam foofu la teg bëtam te foofu la teg noppam tamit parce que ni nga ko waxee dafa ki jóge ci biir àdduna si ku nekk dafa ñëw indi li nga xam ne moom nga séede ne moom la njaboot gi di dund tey. pape bi xool yooyu yëpp boole ko ak li nga xam ne moo di xalaatam pour jéem a ubbi yoon wi. li tax mu ne nañu xool li nga xam ne mooy xew parce que jàpp na ne ci li xew ci lañu yàlla di wone yoon wi parce que li xew ci dund nit ñi moom la yàlla di jël ni màndarga pour won ñu
fi nga xam ne foofu la ñu war a jaar. Donc li pape bi def ànd ak l'évêque u àdduna si dafa di loo xam ne lu am solo la te loolu mën na tax ni mu ko waxee ci article 31 jàngu bi gën a xam li xóot a xóot ci kumpu sëy ak njaboot. Parce que yaakaar na ne suñu xoolul li nga xam ne mooy xew dëgg duñu mën a comprendre li nga xam ne moom la nit ñi soxla tey moom la àdduna si laaj tey mu di des exigences du présent ni mu ko waxee te duñu jàpp tamit mu woote bi jógee ci xel mu sell mi. Suñu duggee nag ci li mu jàpp ne loolu mooy nekkinu njaboot gi tey wane na ne dafa am coppite ci ni ñoo gisee nekkinu nit wala tooguwaayu nit niñ ko jàngatee ak ni ñoo jàngatee tamit aadawu àdduna si tey te loolu doon loo xam ne influence bi mu am ci dund nit ñi dafa am doole te fekk na nag li doon jàppale njaboot démb nekkatu fi di ko doon jàppale ci wàllu seen mbëgte ci biir njaboot gi wala seen nekkinu njaboot loolu yëpp nekkatu fi dafa mel ni nit ki dañ ko bàyyi ci sagoom moom kenn amatul lu ko jàppale. mu ne nag su dee loolu la am na loo xam ne tubaab daf koy wooye ay risque maanaam loo xam ne mën na yàq te li mën a yàq njaboot gi tey mu ne am na nekkin boo xam ne ku nekk sa bopp rek nga yëg te loolu soo ko yóbboo ci benn niveau bi da ngay dem ba dootoo mën a boole keneen. Man gis naa ñoo xam ne dañoo sëy du fii Sénégal du sax ci Afrique dañoo sëy waaye nee nañu bëgguñu doom te loolu lii pape bi di wax moo ko indi sama bopp laa yëg li ma bëgg laa bëgg fi may jublu ci man kese la loolu mënoo ci boole keneen mënoo bokk ci njaboot te loolu li muy indi day tax nga jël sa bopp jébal ko sa morom ci wàllu sëy ni ko sëy laajee loolu day jafe ci yow parce que ki nga xam ne sa bopp rek nga tal da ngay wéet ak sa bopp waaye doo ci boole keneen waaye nag am na ci wéetaay boobu nga soxla maanaam milieu bu la protéger waaye bëggoo sax dugg ci nekkin boo xam ne dina yàgg wala loo xam ne du la may nga bëgg nga dund li nga bëgg alors mu mel ni sëy bi sax suñ koy xalaat dafa di yoon boo xam ne xëy na bëgg nañ ko nii waaye duñ ci sóobu duñ ci dem ba jeex ci mu tudd tamit yeneen jafe-jafe yu am mu ne tey ni société bi di doxee ak coono bi ci ne ni ñu organiser liggéey bi waaye mu am lu am solo lu mu wax tamit tubaab di ko woowee relativisme parce que nit tey jàpp na ne lu baax amul li baax li am mooy li ma xalaat ne looloo baax lu bon amul li bon mooy li ma jàpp ne looloo bon ba nga xam ne nit ki day dem ba lu bon li tubaab di woowee objectivement mal dafay jàpp ne mën na ko def lu baax xam nga loolu suñ ci dëggee yoon boobu dëgg amatu fa ndax ku nekk yaa am sa dëgg yaay doxal sa dëgg loolu dina doon dund bu metti 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 te loolu pape bi wane na ko ñu di ko tuddee relativisme waaye pape bi bàyyi la mu ne loolu yëpp ñu ngi koy gis ci nekkinu njaboot gi tey waaye loolu warul tax
ñu nekk rek di dénoncer maanaam di teg baaraam ci li doxul wala loolu yóbbuñu ñu di teg nit ñi ay yoon yoo xam ne foofu la ñu war a jaar te amuñu yeneen pexe waaye mu ne suñu bëggee nit ñi jaar ci yoonu sëy ak yoonu njaboot dañ leen war a won li tax ñu war cee dugg waaye bu ñu nekk di rek imposer ay normes wala ñu di rek ñaawlu li nga xam ne mooy xew tey am na lu Pape bi wax tamit ñu ne ñun jàngu bi war nañu xoolaat suñu bopp autocritique ci ni nga xam ne noonu la ñuy waxee nit ñi li nga xam ne moom la ñu gëm autocritique ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee ak nit ñi autocritique ci ni nga xam ne loolu mooy suñu gis-gis ci wàllu sëy rawatina su fekkee ne dañoo jàpp ci sëy ni li ci am solo mooy am doom mën a jur doom ba nga xam ne mën nañ ci boole tamit ci autocritique bi ni nga xam ne duñoo gunge sëy yu bees yi ba ñu mën a gën a am doole mu ne nañu moytu di présenter idéalu sëy boo xam ne vraiment kenn xamul naka lañ ko tabaxee mu ne artificiellement construit maanaam loo xam ne dafa jegewul li nit ñi di dund parce que nit ki nga xam ne da nga bëgg a wax ak moom ci turu yàlla su fekkee ne boole woo li nga xam ne moom lay dund dëgg kooku du la mën a déglu donc looloo tekki ne pour jàppale njaboot yi tey ci jafe-jafe yi ñoo jànkoonteel du doy rek ñu leen di fàttali li wàllu jàngale jàngu bi lu wàllu moral maanaam nekkin waaye il faut ñu di leen gunge ñu ubbi seen xol ci mayam yàlla autocritique boobu am na ci solo waaye am na leneen lu Pape bi wax mu jëm ci conscience niñ ko jàppee dafa di bërëb boo xam ne ci nit ki la ne moom ak yàlla rek ñoo fay waxtaan ñoo fay wax moo tax kenn mënu faa dugg damay raconter rek benn histoire bu ndaw bu ma cardinal Thiandoum ma sa nettali dañoo amoon benn labbi bu nekkoon Siin ci paroisse Ñaaxaar di jàng meesu Saint-Pie V ci latin te fekk ci biir diocèse bi ñëpp a ngi jàng meesu Paul VI cardinal Thiandoum di waxtaan ak moom un jour ne ko mon père nu mu demee ba mënoo jàng mees bi sa l'évêque di jàng mu tontu monseigneur Thiandoum ne c'est un problème de conscience Thiandoum ne ko du ma dugg mukk ci sa conscience du ma dugg ci sa digganteeg yàlla pourtant li la bi doon dund di def noonu du woon li ko gënal waaye comme wax na conscience am nee na ko du ma dugg ci sa conscience loolu la pape bi di fàttali mu ne dañoo war a dimbale njaboot yi ndax ku nekk di doxal ci li sa conscience way fi ngay waxtaanee ak yàlla li mu la may loolu ngay doxal te waruñu jël sa place li di suñu wargar mooy ñu former sa conscience maanaam tàggat sa conscience ba nga xam ne li baax di nga ko xàmmee mën koo def li baaxul nga mën koo bàyyi. waaye Pape François dafa di koo xam ne day déglu àdduna si te ci biir jafe-jafe yooyu lim na ci lu bëree bëri wàllu migration wàllu idéologie ba sax ñi nga xam ne dañoo jàpp tey ne ràññaat le diggante góor ak jigéen loolu yëpp amatul solo mu di idéologie du genre ñeneen ñu jàpp ne dara waratul wéy lu nekk dafa war a provisoire loo xam ne du yàgg ñeneen jàpp ne tey lépp loo xam ne day yóbbu ci jur loolu xewatul mentalité antinataliste ci wàllu jur nit jur doom
tey technologie yi dañoo bëre discussion yi am ci réewu Occident yi ñun ñëpp xam nañ leen ak yeneen jafe-jafe yu famille yi nekkee ci wàllu am liggéey ci wàllu am dëkkuwaay ak tam ci ay jikko yoo xam ne lu jëm ci pornographie attention bi ñu war a am ci nga xam ne waaye laago lañu te nekk ci suñu biir ci mag ñi nekk ci biir njaboot yi loolu yëpp Pape bi teg na ci loxo bëgg ñu xool ko ni ki ay jafe-jafe yu ñu war a saafara waaye loolu dinaa ci dellu si ci kanam te tey am nañu jàpp ne njaboot ni ko jàngu bi gisee ni ma koy jàngale dafa di lu ñu war a tas moo tax ñu di génnee tey ay xeetu njaboot yu kenn xalaatul woon loolu dafa bokk ci déconstruction de la famille maanaam modèle bi nga xam ne moo boole góor ak jigéen ak seen doom loolu il faut ñu def lu tax ñaari góor suñu àndee ñaari jigéen suñu àndee loolu tamit ñu mun ko tuddee famille ak yeneen jafe-jafe yoo xam ne Pape bi wane na ko léegi nag pour ñun jàngu Sénégal lan laa jàpp ne mën na doon njëriñ ci ñun jàpp naa ne àdduna si day soppeeku te ku xalaat ne Sénégal soppeekuwul dafa fekk xooloo Sénégal xooloo kerceenu Sénégal xooloo njaboot yi nekk ci biir Sénégal suñu njaboot yi tamit dañoo soppeeku te am na lu ko mën a firndeel ca jamono pour nga gis njabootu kerceen wala diggante góor ak jigéen kerceen ci seen sëy bu tas lu jafe woon la tey wóor nañu ne tas sëy bëri na ci suñu biir communauté yi di nga gis sax ay ndaw yu sëy du mot 2 wala 3 at seen diggante tas am na tamit jafe-jafe pour nga engager sa dund ci loo xam ne day yàgg ba tax ñenn ñi jaral na leen ñu toog fi ñu toog jàpp nañu tamit ne tey am na lu bëre luy gàllankoor yar gi nga xam ne moom la njaboot gi war a yar li gàllankoor tamit yar ci dundu kerceen bi nga xam ne sas la ci njaboot te ñun labbe yi ñi jiite jàngu yi defe naa ni ko Pape bi waxee baax na tamit ñu xoolaat ni ñoo présenté maanaam li nga xam ne moom la jàngu bi gëm wala moom la bëgg ci wàllu sëy parce que am na nuñ koy defee day dem ba gaañ ñi nga xam ne ñoo bëgg a dugg ci sëy parce que nit ki soo koy gunge da ngay jéem a natt fan la dooleem yem ndax ni nga koy gunge nga boole ci kàttanam te doo ko teg loo xam ne kàttanam yeggu fa li may wax léegi ci wàllu conscience defe naa lu ñu war a sàmmale tamit ci suñu jàngu ndax jàpp naa ne kerceenu Sénégal yomb na ci moom mu ñëw laaj labbe bi labbe man de lii laay dunde loo ci xalaat wax ma rek ma def defe naa loolu du lu gën parce que ku nekk yàlla def la may conscience sa conscience boobu da nga ko war a leeral ba ci kanamu yàlla ci ñaan nga mën a déglu li la yàlla di wax te nga jaar yoon woowu wàllu conscience ñun war nañ ci liggéey tàggat conscience yi ndax nit ñi mën a dox ci yoonu yàlla te mu di seen coobare bopp li may jeexalee rek mooy li Pape bi di wooyee proximité compatissante maanaam nga jege nit ki jege yërmande rawatina ñi nga xam ne seen doole dafa néew ñu ngi ci jafe-jafe te loolu mooy nekkin bi gën ci jàngu bi ci ki nga xam ne foofu la toll waaye doo ko wax rek li nga xam ne moom la yoon bi wax parce que su boobaa day niroo teg nit loo xam ne attanu ko. jërëjëf Abbé Alphonse gunge nga ñëw ci ñaareelu néeg bi ci néeg boobu gis nañu li xew ci njaboot yi ci biir àddina si seeni jafe-jafe ak dëkk yi ñu jànkonteel
foog na ne gannaaw néeg bi dinañu mën a dugg ci ab ñetteelu néeg te dinañu ko def ci suñu émission bi di ñëw jërëjëf Abi Alphonse. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. mbokk yi l'abbé Alphonse Seck firil nañu ci lu gàtt ñaareelu xaaj bi ci bataaxal bu ñu Pape François yónnee di Amoris Laetitia mbégteem cofeel gi ci xaaj bi pape bi dafa ñuy jàkkaar lool ak dundin ak dékki njaboot gi di jànkonteel ci jamono ji la réalité et les défis de la famille bi ñu laajee abbé Alphonse yan article lañu leen mën a jàngal ngir ngeen mos tuuti baati Pape François sax tegtal na article 35 ak 45 nañu ci bàyyi xel mu ne suñu sasu chrétien ci biir àddina tey jile moo di ñuy sukkali sëy bi ni yoon wi góor ak jigéen mënee nangu barke yi leen yàlla bëgg a may ñuy yërëmtalu ak a jooy ndax aada ak jikko yu àndul ak sëy bi amul benn njëriñ te ñuy àttu rekk ak sañ-sañ lu di suñu gis-gis ci mbirum sëy bi amul it benn njëriñ waaye nañu wone barke ak leer yi sëy bi di jur di leen dundee ci biir àddina si nañu déglu article 35. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode ou par complexe d'infériorité devant l'effondrement moral et humain. Nous priverions le monde des valeurs que nous pouvons et devons apporter. Certes, rester dans une dénonciation rhétorique des mots actuels, comme si nous pouvions ainsi changer quelque chose, n'a pas de sens. Mais il ne sert à rien non plus d'imposer des normes par la force de l'autorité. Nous devons faire un effort plus responsable et généreux, qui consiste à présenter les raisons et les motivations d'opter pour le mariage et la famille, de manière à ce que les personnes soient mieux disposées à répondre à la grâce que Dieu leur offre. Pape bi nee na ñi di taseeg coono yu taratar yi ñoo di xale yi am nañu juddu te seeni waajur sëyaguñu waaw dëkkaguñu am nañu nekk ak kenn ci seeni waajur rekk am na ay mag ñiy lekk ak xale yi di leen jëriñoo ci yàqataan amaan yi seeni waajur di jàkkoonteel niki xare bi bunduxataal jëfi saay-saay ak terrorisme ñoo tax jàmmuk njaboot yi yàqu te ay xale génn seeni kër di wëraalu fu nekk ci mbedd yi les enfants de la rue nañu déglu article 45. De nombreux enfants naissent en dehors du mariage, en particulier dans certains pays, et nombreux sont ceux qui grandissent ensuite avec un seul parent ou dans un contexte familial élargi ou reconstitué. L'exploitation sexuelle de l'enfance constitue, par ailleurs, une des réalités les plus scandaleuses et les plus perverses de la société actuelle. Les sociétés traversées par la violence à cause de la guerre, du terrorisme ou de la présence de la criminalité organisée connaissent
elles aussi, des situations familiales détériorées, surtout dans les grandes métropoles et dans leurs banlieues, où le phénomène dit des enfants de la rue s'accroît. L'abus sexuel des enfants devient encore plus scandaleux quand il se produit dans des lieux où ils doivent être protégés, en particulier en famille, à l'école et dans les communautés et institutions chrétiennes. borom bi sopp nga suuf sile yaa ngi fi delloo doomu Yakob yi ñu gàddaay loo woon yaa ngi dindi sa baakaaru mbootaay di ko baal tooñam ga gépp dàkkal nga say mer bàyyi sa mer mu rëy dal leel delloo ñu ci yoon yàlla suñu mucc fàtteel tooñ yu ñu la tooñ bu ko jàppee ba faw bul di dellu jamono ju nekk ci sag mer xanaa doo dellu si te sarax ñu dund gi te nga doon sa bànneexub mbootaay borom bi won ñu sag cofeel te sarax ñu sag mucc maa ngi déglu li borom bi di wax dafa ne jàmm ngir mbootaayam ak ñi ko gëm bu ñu dellu si mukk ci seen ndof muccam jege si na ñi ko ragal ndam dina dëkk ci suñu réew cofeel ak dëgg tase nañu jàmm ak njubte booloo nañu dëgg ci suuf si lay saxe te njubte ca kaw asamaan lay sëppoo yàlla ci boppam mooy maye bànneex suñu suuf di joxe meññeefam njubte ci kanamam lay dox te ay tànkam di rëdd yoon wi. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur.
Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne, et crie leur soif de liberté. Oser la vie, au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les poings serrés. mbokk yi bii mooy ñetteelu yoon wi ñuy xeloo gëstu ci mbirum mission bi. yoon wu nekk def nañu ko dale ko xibaar bi ñu Pape François yónnee ngir xelal ñu ci weeru mission bi. tudde na xibaaram la mission au cœur de la foi chrétienne, maanaam mission bi ci yaxub ngëmu chrétien. lu tax ñu wéyal gëstu bi? li ko waral moo di lii. ni ko Pape François bindee ci ubbiteb xibaaram, mënuñu bàyyi xalaat ak xóotal fanu mission bi ndaxte l'Église est missionnaire par nature. jàngu bi li ñu ko yónni moo tax mënul leneen lu dul yeboo génn. lu bokk ci sa nature dinay feeñaat saa su nekk. te du Olof Njaay nee na suul ker du ko teree feeñ. fanu mission bi dafa bokk ci sa nekk chrétien ba tax mënuloo leneen lu dul wéy ko gën a dund ci sa xalaat. pape bi, lewet yi, labbe yi, jaakar yi ak ñi jébbalu ci Yàlla, layik yi yépp
kon képp kuy chrétien te bokk dëgg-dëgg ci jàngu bi mënuloo leneen lu dul yeboo génn être missionnaire di ci gëstu léeg-léeg ngir gën a baaxal sa yebu. te it keroog gannaaw ñaari gëstu yi ñu ci def pare gu ñu woon ak xibaar bi ñu pape bi yónnee. kon nañu ci bàyyeeti xel aw ñetteelu yoon ngir xóotal ak dëgëral notre conviction missionnaire suñu ngëm ci suñu mission. Pape François laaj na ñuy xalaat ci ñetti laaj. du càggen ne ñun ci suñu bopp ñoo war a fent ay tontu dale ko ndorteli ba ci mujj gi. déedéet Pape François ci boppam tàmbali naa tontu ci laaj yooyu. ñun ni ci waxtaan wuy dëgg nañu ko jëkk a déglu ba mu jéem koo nànd soog di xalaatoog ndoog moom di ci dolli suñu gis-gis. laajam bu jiitu bi moo doon quel est le fondement de la mission. yónni ñu yeboo génn ci lan la sukkandiku. li mu ci tontu tënk na ko ci tur bi mu bind ci boppu pàcc mu jiitu mi naan la mission est le pouvoir transformant de l'évangile du Christ, chemin, vérité et vie. ci wolof mission bi ak ni l'évangile Krista bi di yoon wi dëgg gi ak dund gi amee dooley soppali. maanaam ni kër gu dëgër amee fondement ci li ñu mën a tuddee tànki kër gi noonu la mission bi amee ay tànk yu dëgër ci l'évangile Krista bi. l'évangile boobu dafa mel ni kër fi ñu war a jublu ak a dal amul beneen jubluwaay amul weneen yoon ndaxte Krista bi tudde ne boppam ne maa di yoon wi. l'évangile boobu moo di itam kër gi dëgg gi àndul ak benn sikki sàkk ak dund gu dul yàqu féete. daanaka kërug l'évangile bi kër gu yaatu la leer te féex ci la doomu aadama si mënee dund noyyi ak suqaliku. ci kër gi gën a set te féex la mission bi di jëlee dooleem cawarteem ak xelam son fondement. ñaareelu laaju Pape François ci mbirum mission bi moo doon quel est le cœur de la mission. lu di yaxub mission bi. tënk na tontoom ci tur wi mu bind ci boppu ñaareelu pàcc mi naan la mission est le kairos du Christ. maanaam mission bi ak jamono ji gën ji Krista bi di feeñoo. ngir ñu sawar ci yeboo génn di nekk missionnaire tigi dinañu dugg ci kërug l'évangile bi ba taseeg ki ci dëkk sax di Yeesu Krista. ci tase boobu lañu borom bi di yëgloo cofeelam ba tudd ku nekk ci turam. noonu la defe woon ak Mariama waa Magdala. ca saasa topp tudd turam Yeesu yónni na ko naan Mariama bul yem ci li nga yëg léegi gisal fu gën a sore maa ngi la yónni demal fa sumay taalibe ne leen maa ngi dem fa suma baay mi di seen baay fa suma yàlla mi di seen yàlla.
ci këruk l'Évangile bi Mariama dugg na ba ci ki di xolub mission bi di le missionnaire bi mët, l'envoyé de Dieu, le missionnaire de Dieu di Yeesu mi dekkaliku. Booba la Mariama yëg yónni bi ko borom bi yónni. kon ngir xam ak yëg lu di suñu yaxu mission war nañoo ubbeeku ak sunu jëmm jépp ni Mariama waa Magdala di ut borom bi. moom bés dina tudd turu ki mu war a yónni. ca waxtu woowu dinga yëg mission bi mu lay sas. wax dëgg xolub mission bi, le cœur de l'opération missionnaire, moo di Yeesu Krista mi dekkaliku. des na ñetti laaj bi ñu pape bi di laaj ci mbirum mission bi di bu mujjee bi. nii la ko waxee. Quelles sont les attitudes vitales de la mission? yan jikko yu mënul a ñàkk ñoo war a ànd ak mission bi. ci émission wu tey bii bëgg nañu cee gëstu ànd ak moom. nañu jëkk a xool ban tontu la Pape François bind ci boppu ñetteelu pàccu xibaaram. nii la ko waxee. La mission inspire une spiritualité d'exode continuel, de pèlerinage et d'exil. ci wolof, mission bi dafay ubbi ak a leeral sunu xel, inspire une spiritualité ndax ñu di wéy a génn ci sunu àddina su xat, spiritualité d'exode continuel, mel ni ñuy dem pèlerinage ak a gàddaay, spiritualité de pèlerinage et d'exil. Les attitudes vitales, jikko yi mënula ñàkk ci mottali suñu mission, ñoo di jikkoy génn, dem pèlerinage ak a gàddaay. nañu jëkk a déglu ni mu ko firee ci tubaab. mu ne 1. La mission de l'Église est animée par une spiritualité d'exode continuel. Il s'agit de sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. 2. La mission de l'Église stimule une attitude de pèlerinage continuel à travers les différents déserts de la vie, à travers les diverses expériences de faim et de soif, de vérité et de justice. La mission de l'Église inspire une expérience d'exil continu pour faire percevoir à l'homme assoiffé d'infini sa condition d'exilé en chemin vers la patrie définitive. xalaatam yi nii lañu leen mënee tënk ci wolof. ci jikko yi feesal sa xol booy dem mission mën nañu ràññee ñetti fànn. benn, jikkoy génn, topp di génn ci dundin gu nooy ngir tase ak ñi soxla leeruk l'Évangile bi. ñaar, jikkoy dem, topp di dem pèlerinage bu lay puus ngay fekk ñi xiif te mar dëgg gi ak njubte gi. ñett, jikkoy gàddaay, ngir tegtal doomu aadama bi di namm yàlla yoon wu koy yóbbu fa mu mun a dal ba faaw. chrétien bu nekk ku mu mën a doon, lu mu mën a def ni liggéeyam, fu mu mën a nekk, mag ak ndaw,
góor ak jigéen ku jàng ak ku jàngul ñépp ñoo di missionnaire par nature te soo nekkee missionnaire par nature mayee suñu la nga toog jàpp sa njàmbur di seetaan rekk. Chrétien duy seetaan. Chrétien duy wax mukk may ma jàmm pare naa ci suma yoon nekku ci. duy xëcc bang ngir topp ker gi rekk dafay yeewu di takk fitam di jóg. nañu xool yenn misaali missionnaire. Paul mu sell mi di le champion des missionnaires. dale ko bi mu taseeg borom bi Yeesu ca yoonu Damas toogatul daanaka dafa doon yëg ni ko borom bi di yónnee di ko jógloo saa su nekk. ca tukkiteem ya mu def ngir siiwal l'évangile bi doxe na tànk daanaka 4100 kilomètres. def na itam ay jali géej yu yëngu ba xaw a suux bés. beneen misaal Thérèse waa Lisieux mu sell mi ak xolam bépp doon na missionnaire ngir xamal Yeesu borom bi ñu ko xamaguloon. loolo waraloon mu dugg monastèru Carmel bu Lisieux pour sauver les âmes. looloo tax ca atum 1927 Pape Pie XI def ko taxawkatu mission yi la patron des missions waaye moom ci boppam mësula génn monastère am. yow itam mi ñuy seetaan xëj na mënuloo génn ni Paul mu sell mi wër àddina si waaye dale ko fi nga nekk na nga yeewu génn ak sa xel di fekki ñi soxla leeruk l'évangile bi ñi xiif te mar dëgg gi ak njubte gi di tegtal doomu aadama yoon wi koy yóbbu fa mu mën a dal. bul xalaatati sa bopp di wut sa njëriñu bopp rekk. waaw sax gannaaw Paul ak Thérèse ñu sell ñi nañu xoolati fu gën a jege ki di xolub mission bi Yeesu Krista ca croix ba. ca croix ba Yeesu mënatuloon a yëngal tànkam yi ak loxom yi daaj nañu ko ba mu mët ngir mu dog sur place. ndaxam ca croix ba la tollu woon ca ndiggu ndëndëm xolom bi bépp anga woon ci doomu aadama si sépp xalaatatuloon boppam dara foofa la mottali sasam missionam ba mu mët. yow mi feebar walla màgget yow mi mënatula jóg ak a yëngu nanga niroog borom bi Yeesu ca croix ba di ko roy di xalaat muccuk doomu aadama si sépp ni moom. kon bu kenn xalaat ne mënula doon missionnaire. su la yàlla laajul nga doon missionnaire buy génn réewam na nga génn sa kër ngir taseeg sa morom mi soxla sa teewaay sa kàddu sa ndimbal. te su fekkee ne mënatuloo jóg na nga gën a ubbil sa xol ñi soxla sa ñaan ak sa barke. di nga doon missionnaire ni Thérèse wa Lisieux mu sell mi. waaw di nga roy Yeesu mi ci croix bi. mbokk yi émission bi di ñëw dinañu firi jikkoy suufeelu ji war a ànd ak suñu mission. ci jàmm.
la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussé, tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne, et crie leur soif de liberté. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les poings serrés. mbokk yi ñu seetaan ci mujjug émission bi yaakaar naa ne mën na leen a woo ci di gërëm yàlla ndaxte saa su nekk dafa ñuy jottali ay barke cofeelam moom du ñu bàyyi mukk nañu baamtu baat yi ñu ñaan sànq ci psaume 85 naan maa ngi lay gërëm ak suma xol bépp borom bi sama yàlla dinaa màggal sa tur saa su nekk ak a jolli sa cofeel ngir man yaa may musal ci xuru ñadee mbokk yi yàlla na leen yàlla sàmm ak a barkeel ci jàmm